asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen fii ci kër xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow tey rek di talaata di 2 mars 2021 alors ñi ngi ànd ak yéen ci la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu lamboo njëriñ ak le xalifa général le roi médecin du monde the king of the king Alaaji Thierno Moule Sow ñu avancé un peu the king of the king alors ngeen gis oto bi mooy door a egsi noonu waaw le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king alors Pape Diagne nga jumellement oto bi noonu muy AA 634A alors ngeen gis la sécurité ñoo dar oto xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow di le roi médecine du monde the king of the king sëriñ bi mooy egsi noonu di Alaaji Thierno Moule Sow di le xalif général des Guinée di le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di l'empereur di le maréchal di le bourreau des dëmm di le roi des rois di le xalif des xalif Salif Aziz Diagne Salif. Wow, merci Moustapha. Comme vous voyez sur l'écran de la télévision TMS TV, le marabout est arrivé tout de suite à bord de son véhicule, accompagné de l'agent préposé à la sécurité, aussi avec notre caméraman, mais aussi les journalistes qui sont entrés. Il fait le signe habituel, Allahu. Il a l'habitude de faire à chaque fois quand il arrive, à chaque fois quand il descend de son véhicule, à chaque fois aussi quand il veut commencer les consultations, c'est toujours le nom d'Allah qu'il fait allusion. Et ça, c'est extrêmement important, Moustapha, parce que moom lu mu wax rek daf ciy jiital yàlla. D'ailleurs ci ay waxam ci léppam ci liggéeyam lu muy def rek daf ciy jiital yàlla. Voilà donc salut, un résumé en anglais, le temps d'accompagner le marabout pour qu'il puisse regagner son cabinet pour démarrer les consultations. Okay, thanks a lot, Doyen Aziz. Thanks a lot, Mustafa Fall. So this very Tuesday, the 2nd of March 2021, this is the Khalif General of the Jinns, arriving today. With his very nice, kaftan, very white one. So nice, so well done, being accompanied with his security guards and being ready, to receive patients that are coming from every kind of areas and every kind of countries to be helped by the Khalif General of the Jinns. So that's what is happening right now. He's just coming, today with his very nice car, red and black one. Being ready to receive, the patients that are just, coming so as to be helped or so as to be healed by him, because they know that he is the only one who is only, helping people or healing people that are possessed by jinns, that are possessed by spirits. So he's trying now to see the cow, this very red cow. You see, he's doing sacrifices every month. This is a very red cow, and maybe he's seeing it and trying to know exactly when he will be killing this cow, Moustapha Fall. jërëjëf Saliou kon ngeen gis le xalif général gannaaw bu mu egsee ci clinique bi le xalif général bi mu egsee ci clinique bi ngeen gis que duggul rek directement mais dafa dugg ñëw xool nag bi xool xar yi lii nag explication bi yomb na ay ati at a ngi nii semaine bu ne sëriñ bi day jënd ay nag di ko rey di ko jox jaamu yàlla yi ay millions la koy jëndee donc mu nekk loo xam ni defe naa ni c'est important pour le peuple sénégalais, mais c'est important pour waa àdduna. Alors gis ngeen mi ngi nii ba léegi yéen a ñu suivre sur la TMS TV ak TMS TV nga xam ni mooy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ak le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy le roi médecine traditionnelle du monde, the king of the king. Alaaji Thierno Moule Sow nag du kenn ku ñu présenté dans le monde entier. Dimension am Aziz, dimension sëriñ bi dafa nekk loo xam ni c'est international, parce que suñu ne mooy le petit-fils de Soundiata Keita, de Nima Tengala, de Yoro Tengala, de Sogolo,
ñu ne kan mooy waajuram ñu ne soxna Ajaratu Mariama Camara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram di papaay Prince Moulé Prince nga xam ni àdduna yëpp dañ koy ñaanal mu dem ba sut ay waajuram sut le monde entier di borom këru madame Sow la reine di kuy gorom également ñu ne soxna Umu kooku mooy Alaaji Thierno Moulé Sow mooy jàpp jinne yi di leen tuubal fii ci këram foo mën a nekk nag ci àdduna moo xam Sénégal nga nekk wala yaa ngi nekk États-Unis foo mën a ne defe naa ni loolu yàlla may sëriñ bi amul benn sëriñ boo xam ne ci kaw suuf mën nga li Alaaji Thierno Moulé Sow ci kaw suuf moo tax ñu koy ooyee l'empereur di ko ooyee le roi des rois le xalif des xalif di ko wax le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king ngeen ni ànd ak ñun ci caméra bi donc ngeen gis sëriñ bi moo egsi noonu alors patients yi ñu ngi taxaw nii di ko xaar comme on a l'habitude de le faire ma di ci ànd ak le doyen Abdou Aziz Diagne ak Saliou Samb kon mu mel ni sëriñ bi mooy doore egsi noonu di Alaaji Thierno Moulé Sow di le khalife général des Guinées di l'empereur di le maréchal le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king defe naa ne bu ñu ne Alaaji Thierno Moulé Sow xel yépp danañ jëm ci Mboose Kumba Jigéen mi nga xam ni sëriñ bi moo ko jàpp tuubal ko fii ci këram bu ñu ne Alaaji Thierno Moulé Sow dañuy dem ci Maam Kumba Làmb nga xam ni waa Ndakaaru xam nañ ko bu baax a baax troisième point bi nag mooy Aziz bu ñu waxee le roi haha kooku moo daaneel bateau Titanic daaneel aussi bateau la Joola nga xam ni dans l'histoire du monde amul benn bateau bu mës a suux yóbbaale lu mot ñaari junni nit ba léegi Sénégal ak le monde entier ñi ngi koy commenté te xam naa ni sëriñ bi sax léegi avant muy yéeg dinañ ko ci interpeller sur une question donc ngeen gis ba léegi ñi ngi ànd ak yéen sur la TMS TV ngeen gis sëriñ bi comme il a l'habitude de le faire balaa moo yéeg day ñëw vraiment saafonteeg patients yi ñu ànd ak moom ci kaw yóbbu ko ba bureau ñëwaat jël patients yi yéegal ci kaw kon defe naa ne xaar bi yëpp mbégte la c'est normal koo xam ne àdduna yëpp ñoo la soxla kon defe naa ni xaar ko toujours aussi mbégte la kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay toujours di am mbégte di ànd ak yow sur la TMS TV ak jàmmu yàlla yi nga xam ni fu ne la ñuy jógee ci àdduna di la xaar ma am question bu ma la bëgg a laaj ñu bari dañuy laaj dañuy dégg ñuy wax le roi haha nga xam ni ku ne xam ni histoire du monde roi haha moo daaneel bateau Joola daaneel bateau Titanic nga jëflanteeg moom téye ko fii sa kër ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax bëggoon nga wax ñu tuuti rek ci histoire roi haha. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp gan ñi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa TMS TV di nuyu sécurité yi ma àndal di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa di kontaan bu baax a baax ci question bi nga ma laajte macha allahu waaw le roi haha nag mooy jinne bu mag boobu noonu macha allah bi nga xamante ne am na 100 000 combats 0 défaite defe naa ne jàmbaarloo na ak sëriñ yi bëri jàmbaarloo na ak jinne yi bëri macha allah musul am défaite musul dégg muñal defe naa ne nag macha allah jour bi ñu njëkk a jàkkaarloo jinne bi nee na daf may rendi defe naa ne gis ngeen loolu jinne bu mag la bi nga xamante ne maam Yande bokkoon na ci ñi ko ngemb ak yeneen jinne ndax li may def arrangé wul jinne yi dañu ne man damay daanal seen société damay daaneel seen nguur bu ko defee ñu ngemb jinne boobu noonu macha allah dooleel ko macha allah jinne bi nag nee na daf may rendi waaye defe naa ne jour boobu ba ñu jàkkaarloowee lu tooy ci moom la jóge moom le roi haha ki nga xamante ne am na 100 000 combats 0 défaite sëriñ bu mu jàkkaarloog duma la jour boobu mu jàkkaarloog man yaakaar ne lu muy def sëriñ si loolu la may def ma ne ko loolu c'est faux jour boobu gis nga li ma ko def jàkkaarloog moom duma ko jinne bi mu dem ba nangul ma tuubal ma raam ci kanamu ajaratu Mariama Camara raam ci kanamu jaam ñi mu yëkkati suma loxo daw ak man ci biir géew bi mu ne ma am mbir mi yow la macha allah te jinne boobu xam ngeen ne moom moo daaneel bateau la Joola xam ngeen ne bateau la Joola ba mu daanoo fii macha allah ñëpp jooy nañ adduna bi yëpp jooy nañ
macha allah moo daaneel Titanic gis ngeen jinne yi dañoo am doole am kattan waaye nag yàlla wàccee na Thierno Moule Sow mi nga xamante ne moo tëj jinne yi moom mooy dressé jinne yi gis ngeen ba ma jàkkaarloog moom defal ko bagage wàccee ko tuubal ko jinne bi daal di nangu mu tuddee ko bateau de Joola Titanic Moule mooy le roi ki nga xamante ne 100 000 combats xam nga 100 000 combats loolu du caaxaan 100 000 combats 0 défaite waaye nag loolu yëpp du man suñu borom la allahu tabarakallahu moo ma dooleel moo ma jox kattan ba may mën a jëflanteeg jinne yi macha allah kon damay sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam. beneen question sëriñ bi bu yéemu boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët jinne bi nga xam ne ni dafa ñëw ci turu franc-maçon am lu bari lum la proposé ci alal ne la boo bëggee nga bàyyi li ngay def faj nit ñi ñu jox la këru or ak la nekk yëpp teraanga nga bañ ko ba summeeku daal di jàmmaar la moom commentaire yi ba léegi mu ngi ci réseaux sociaux yi mu ngi ci télévision bi àddina bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee nga baaxee ñu tuuti rek. waaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam defe naa ne c'est pas la première fois jinne ñëw di ma proposé ay milliards loolu du benn yoon du ñaari yoon ngir ma bàyyi liggéey bi may def nii. parce que nee na nit ñi duñ la fay dara liñ lay jox jëriñu la tous bu nekkoon suñu sago na nga bàyyi faj bi maanaam nga bañ a fajati kenn ñu jox la alal bu dul jeex nga bàyyi jinne yi tranquillement loolu defe naa ne yàgg nañ ma ko proposé bu doon sëriñ bu bëggee la wala ki nga xamante ne gëmul yàlla vraiment du am coono yi day bàyyi lépp toog lu mu bëgg jinne yi indil la te defe naa ne am na ñu koy def am na ñi nga xamante ne ñoo ngi fi liggéeyuñ defuñ dara jinne yaa ngi leen di jox ay milliards waaye nag ñun suñu lépp yàlla ak yonente bi la defe naa ne man missionnaire laa lii suñu borom la macha allah du ñu mën a ànd ak shayatin déedéet dañuy mën a jàpp seytaane yi tuubal leen dugal leen ci diine l'islam gis ngeen jinne formation bi ba mu ñëwee proposé ma plus de ñetti yoon moo ngi wax na ngeen génn abal ñu defe naa ne xam ngeen loolu 3 fois moo ngi naan génn leen abal ma ak sëriñ bi ngeen génn mu proposé ma bàyyil li ngay def bàyyil ñu jox la alal nga ànd ak ñun parce que xam nañ ne yow Afrique yaa fi ëpp xam-xam parce que peese nañ ma jaar nañ ma suuf jaare nañ ma kaw mënu luñ ma dara ndax man bu ma amuloon xam-xam dee naa bu yàgg waaye nag xam nga yàlla bu taxawalee mbërëm mbër moomu du yomba daan macha allah waaye nag dañuy gore ba dee ànd ak yàlla ak yonente bi jàppale jaam ñi ndax nag tey bu doon ñeneen la dañuy bàyyi li ñuy def ndax ne ñoom soo ànd ak ñoom loo bëgg ci àdduna dañ la koy defara wala waaye àllaaxira doo am dara ma ne ko nag man soxlawuma seen 1 franc ndax nag franc-maçon mbirum seytaane la mbirum iblis la ñun nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ñu àndal ànd ak yàlla ak yonente bi di jàppale jaam ñi tey bu doon beneen sëriñ la tey am na sëriñ yi nekk biir Sénégal fii am na ay imam ñu fi ne am na ay borom xam-xam am na ay oustaz ay franc-maçon lañu jinne yi dañ leen di jox alal bu dul jeex waaye nag maag ñooñu yemuñu jour boobu noonu xam nga nag buñ la proposé nga bañ dañ lay mere dañ lay jéem a attaqué jéem la song jéem la saboté waaye jour boobu ñam na macha allah defe naa ne ñam na ay Touba ñam na ay Touba Dakar ñam na tamit ay Cambérène Paris jinne bi duma naa ko dumay metti naaw ci kawam jaxase ko humilier ko xamal ne ko yàlla moo fi nekk yonente bi salaa salaam moo fi nekk man xaalis foquma alal foquma ndax nag macha allah ku ànd ak yàlla doo ñàkk te ñàkkuma dara vraiment macha allah jërëjëf defe naa ni loolu kon waaw defe naa ni Aziz Moustapha waaw xam nga question boobu mënuñ ko woon Effectivement, Wow, Sali, wow, Mustafa, this is you know what the Khalif General of the Jinn has been explaining about the Ruahaha, you know that very jinn, that very spirit who just made his best to make sink the Titanic boat and also the Battle of Jola boat. You can see the Khalif General of the Jinns talking about somebody who is just possessed by a jinn, by a spirit right now. You see. He's just looking at a lady who is possessed by a jinn. Wow. Moustapha mu mel ne xalif général des jinn am na ku muy xool nee na actuellement jinne baa ngi fi. Espagne la ñu jógee jinne bi jéem naa leetoog moom ci téléphone. xaw ko sonal tuuti. mu ne ma du yomb nag. foog ma ñëw waaye du yomb waaye defe naa ne ba mu egg ne nuur la def. waaw. actuellement nag jinne baa ngi fi moom ak borom këram ñoo ànd soxna si ak borom këram ñoo ànd ak jinne bi dugg ndaw si daf ma ne woon du yomb léegi nag dafa ñëw ruux fu mu nekk nii waaye foog ñu yëngal la duma la wan ne la egsi nga kër xalif général des jinne Espagne la ñu jógee uniquement pour jinne bi ko topp xaw naa leetoog moom tuuti ci téléphone macha allah
kon macha allah kon mu mel nii. mu nekk nii jinne baa ngi fi waaye ñemewul. xam nga nee naa la jinne yi bu ñu ma soree lu ne la ñuy wax. waaye bu ñu ñëwee ba jàkkaarloog xalif général dañuy wàcc zéro. loolu yàlla la du man xam ngeen ne amul benn sëriñ bu nekk Sénégal wala ci adduna bi actuellement bu mun a affronter jinne yi. sëriñ bu ko def ñu yóbbu la Barça. dëgg la. lii nag yàlla la suñu borom moo ma jox xam-xam jox ma baatin dooleel ma. nee naa la gudduma gàttuma. macha allah waaye bu ma jàkkaarloog jinne yi defal leen bagage. dëgg la waaw loolu yàlla la yàlla nag moom mooy maye. yàlla mooy joxe. te defe naa ne li ngeen di dégg fii ak li ngeen di am fii doo leen ko gis fenn waaw. kon defe naa ni loolu leer na loolu leer na defe naa ni Aziz. waaw lu ne fàng kenn du ko jeex. waaw lu ne fàng kon defe naa ni li sëriñ bi wax. amul lenn luñ ci teg lu dul di ko commenter kon Saliou. ñu jox la nga continuer toujours en anglais. Effectivement, Mustafa, thanks a lot. So you see then the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, just walking on the stairs and coming so as to receive patients, coming in from every kind of countries, from every kind of areas. You heard what the Khalif General of the Jinn has been explaining about the Ruahaha, that jinn, that spirit who just made, sink the boat of Titanic, the boat of Jola, and then he even talked about that Illuminati spirit who was trying to propose him a lot of monies and a lot of, house gold, something like that, just to make him just, stop hailing persons that are possessed by jinn. But the Khalif General of the jinns refused because he says that, he is with God, and whenever you are with God, you don't, need to have a lot of money. So that's what is happening right now. The Khalif General of the jinn getting inside the living room and trying to get inside his office so as to receive patients, Mustafa Fall. jërëjëf Saliou kon defe naa ni commentaire yi Aziz leer na nañ. waaw gis nga sëriñ bi li mu wax ci suuf wax na ci Ruahaha wax na également ci Guinée franc-maçon bi. donc Aziz ñu delloo la kàddu gi rek. waaw xanaa comme que sëriñ bi légaliste la gis ngeen ko mu sol masque. du dëgg donc loolu mooy moom aussi leader d'opinion la maanaam koo xam ne boo waxee nit ñi dañ lay déglu sëriñ bi tey la 2 mars 2021 2 mars 2020 la feebar bi ñëwoon ban message ngay lancé à l'endroit du peuple sénégalais même mondial mi nga xam ne ni ñu ngi lay suivre à travers tes messages. maanaam tey la feebar bi am at. tey la am at. waaw macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam. dégg la tey la feebar bi am at. waaye defe naa ne feebar bi ba mu njëkkee ñëw Sénégal defe naa ne macha allah man maa njëkk a jóg def ñaan. dem ci géej gi defe naa ne jour boobu yëre bu weex sax laa soloon macha allah comme tey gis nga ko yëre bu weex laa soloon wàccee ay kaamil dem ba ci géej gi fii jàkkaarloog suñu borom def ñaan defe naa ne depuis boobu ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax defe naa ne yeneen dëkk yi li ñu deele Sénégal deewul la ko donte feebar baa ngi fi waaye nag ñoo ngi sant yàlla bu baax moo tax ñaan lépp li nga xamante ne ñaan da cee jiitu rek macha allah dana oyofal mbir yi kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ni ñu ko ñaanee woon daaw noonu la ñu koy ñaanaatee yàlla na yàlla gën a faxas feebar bi gis ngeen feebar bi wàññeeku na bu baax a baax macha allah par rapport ak nu mu meloon ak décès yi ñu daan dégg même Chine ci boppam fi feebar bi newoon defe naa ne kenn déggatul feebar bi foofu defe naa ne Italie Allemagne Espagne France ak yooyu yëpp nga xamante ne Amérique feebar bi dafa daan rayee bu baax a baax defe naa ne léegi kenn déggatul feebar bi kon nag ñaan bi am na solo ndax nag waliw ak kilifa su ñaanee suñu borom day nangu ñaan bi defe naa ne alhamdulilah rabbil alamin donte Sénégal defe naa ne boo xoolee ci monde bi ñoo gën a néewle ay décès ñoo gën a néewle ay cas parce que ñun di ñuy dégg ci yeneen dëkk yi mar day taali amu fi kon nag ñaan dafa am barke kon nag ñaan bi ñu ñaanoon suñu borom moom lañ koy ñaanaat tollantiwaat ko yàlla na yàlla gën a faxas feebar bi yàlla na yàlla gën a def jàmm ci Sénégal ak ci adduna bi yépp ndax actuellement adduna bi dafa jaxasoo shayatin yi dañoo bëri ci monde entier bi yàlla na yàlla def jàmm macha allah di sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam defe naa ne feebar bi boo xoolee mun nañ ne jeex na mun nañ ne jeexul ndax seytaane yi tamit dañuy laxasu ci feebar yi rab yi ak jinne yu bon yi dañuy laxasu feebar bu ñëw ñoom it dañ ciy campagne kon nag yàlla na yàlla jeexal feebar bi ci Sénégal ak ci adduna bi yépp ñu respecté mesures barrières yi loolu kese la am lu mu leen di conseil yàlla na yàlla def jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam yokk ci sëriñ bi nag vaccin bi ñëw na tamit loolu am na solo ci ñaan yi. waaw macha allah du ñu mën a wax ci waxu vaccin yi parce que amaguñu ci dara li nga xamante ne luñ ci leer duñ ci mën a wax dara macha allah ñun lu ñu xam rek la ñuy wax ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaanal yàlla Sénégal yàlla na yàlla gën a defar dëkk bi yàlla na yàlla gën a aar dëkk bi yàlla na yàlla gën a def jàmm ak xéewal ak tawfeex ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam. voilà
voilà donc tey li ñu am ci sëriñ bi. waaw. bëri na macha allah et puis c'est des thèmes d'actualité aussi. c'est des thèmes d'actualité sëriñ bi leeral na ci lu bëree bëri. dëgg la li ñu mën a retenir nag ci sa wax sànq. mooy sëriñ bi leader d'opinion la. waaw leader d'opinion. leader d'opinion la. c'est quelqu'un qui est écouté. porteur de voix sëriñ bi. dafa am solo. macha allah gis nga yii boo koy def sa buntu sa caabi nekk jinne yi du ñu mën a dugg. porte-clés yi dafa am solo macha allah wàcc na xam naa ne di ngeen ci détail ci kanam. kon nag mu ngoog porte-clés xam nga ñetti Thierno Moule Sow jinne yi ñemewuñ ko. xam nga ñetti Thierno Moule Sow rab yi ñemewuñ ko. xam nga ne photo Thierno Moule Sow jinne yi ñemewuñ ko. xam naa ne ci kanam dinañ leen jébbal bagage yi ngeen woon ko taalibe yi. kon nag macha allah ci kër gi fii lay weccee ko bu ko defee taalibe yëpp ut ci. dina leen aar suma benn taalibe bu nekk Chine vraiment moo ci defar lu bëri yónnee ma ko. suñu xalaat la woon mu defar ci lu bëri yónnee ma ko addiya léegi nag taalibe yi dañ ciy wecceeku macha allah mun ci gis seen bopp mun leen aar dëmm yi ak jinne yi mun leen daw xam nga ne jinne yi fu ne la ñuy jaare waaye yii bu lonkoo sa buntu néeg bu ñu nee xaas seen rek dañuy dellu ginnaaw macha allah kon defe naa ni loolu nekk na aussi lu am solo xam ngeen fan yële ñu ngi leen doon waxu jaaro pareeguñ jaaro yi pare na presque waaye gis ngeen ni li ñu sëriñ bi woon léegi defe naa ni moom it nekk na loo xam ne lu am solo la nga xam ni bu lonkoo sa buntu néeg rek defe naa ni mun nekk loo xam ni lu am solo la ba léegi ngeen di ànd ak ñun Abdou Aziz Saliou Samb sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ kon defe naa ni tey sëriñ bi wax na ci lu bare Aziz loo xam ni ay thèmes d'actualité la. bien donc sûr loolu defe naa ni dafa am solo. nit ñi dañ koy soxla le monde entier dañ koy soxla bëgg a xam moo tax sëriñ bi aussi dem ba di yëngu également ci wàllum communication nga gis ni kon communication am na solo sëñ bi yemul ci liggéeyam rek mais dafa dugg ci wàllum communication. alors may wax sama caméraman di Pape Diagne ba léegi ñi ngi ànd ak yéen sur la TMS TV kon Pape mën nga ñu zoomer lii parce que. yaat maa ngi nii alseeni ngi nii ci ndigalu sëriñ bi ñi ngi tekki mbuus yi mooy li sëriñ bi doon wax léegi ci suñu micro mu nekk ay mbir yoo xam ni sëriñ bi baax na trop ay porte-clés yoo xam ni macha allah baax na ci oto baax na ci kër baax na ci waañ baax na ci buntu kër baax na sax nga yor ko dox ak moom nii jinne yi duñ la ñeme dëgg la parce que yàlla moo def barke ci Thierno Moule Sow moo def barke ci ñetti photo yi moo def barke ci photo Thierno Moule Sow yi kon lii yor ko sa oto sax gàllaaj la maanaam lii nekkul li nga xamante ne pour rafetal la déedéet pour gàllaaj la maanaam gàllaaj la yor ko sa oto man instant bi génneel benn échantillon moo ngi sama oto yi moo ngi sama lépp ci sama kër ak gis nga moom laay doxantoo nii macha allah am na yeneen façon tamit macha allah macha allah defe naa ni lii sëriñ bi wax nii aussi defe naa ni lu am solo la mu nekk loo xam ne xalaatu sëriñ bi la woon waaye gis ngeen bi mu ko xalaatee mu am taalibeem boo xam ni ma nga nekk fële ci Chine daal di ko ci commandé lu mot 500 kon gis ngeen ni lii ngeen gis nii di ko yor sa kër am na solo Abdou Aziz di ko yor ci sa biir oto am na solo di ko yor sa bureau parce que xam nga ni circulation bi saa su ne rek jinne yi mën nañ la mën nañ di jéggi jinne yi mën nañ dal sa kaw sa bureau également jinne yi mën nañ fa ne ba indi la blocage indi la fa ay yàqu-yàqu dem ba ñu dàq la foofu ngay liggéeyee te nit aussi amul lu dul teraangam sa biir kër aussi yaa ngi yor say soxna yor say doom defe naa ni jinne yi gis nga ñooy ruube ci kër yi également lii nga yor ko defe naa ni c'est très important muy porte-clés boo xam ni dafa am baatin dëgg la mooy photo yeeg yooyu comme ni ko sëriñ bi waxee defe naa ni Abdou Aziz lii nekk na lu am solo Saliou mais Moustapha boo ci am rek boo ci mën a am rek baax na gis nga yaat moom laa def ci ñu oto bi xoola filmeel oto bi caabi oto bi gis nga man tamit moom laa def sama caabi nekk sama kër foo xalaat waañak macha allahu gis nga ko waaw c'est important daal lii tamit lu baax la da leen di aar comme t-shirt yi maanaam comme photo yi léegi nag ñu defal leen porte-clés ndax porte-clés mën na dugg fu ne mën nga ko def sa poche mën nga ko def sa pochette dina la aar dina la jàppale ndax dëmm ak jinne ak rab yi fu ne lañ ne te fu ne lañ mën a dugg macha allah. waaw Abdou Aziz lii mooy porte-clés Moule. mais Moustapha moi ce qui me séduit c'est l'inspiration que le marabout a eue pour créer ces porte-clés. Comme on le dit souvent
les porte-clés vous accompagnent partout. Comme il existe des clés passe-partout, donc c'est les porte-clés, en tout cas, qui vous garantissent de partout où vous êtes. Que ça soit dans votre véhicule, que ça soit dans votre chambre, dans votre maison. En tout cas, partout où vous avez la porte, ces porte-clés-là vous garantissent vraiment la sécurité. Waaw nga téye ko rek jeex na. Gàllaaj la macha allah. Salou. Okay, Mustafa, it is really important what the Khalif General of the Jinn has, been doing here in Senegal and all around the world. And he has been just killing persons that are possessed by jinns. But he just had, a very great idea, which is the fact of, creating this very kind of hand keys, which are so important because they can protect persons that are, being possessed by jinns. Whenever you have them also, if jinns try to get inside you, they will just flee because they will be afraid of this kind of hand keys. They will be afraid of the pictures of Thierno Moulay Sow, the Khalif General of the jinns. So it is really important. We have so many hand keys here, which are just, created by one Taliban who is in China, a Taliban of Thierno Moulay Sow, the Khalif General of the jinns. So the Khalif General of the Jinn is urging all the Talibans, to have this kind of keys. yëpp dama ko def pour dimbali doomu aadama yi def ci ay ñaan ak baatin. macha allah na ñëpp ut porte-clés yi dafa am solo même boo amul oto sax boo ko yàggee di yor incha allah da nga am oto. maanaam day aar ba pare day xëcc tame. moo tax na ko ñëpp ut porte-clés yi. baatin la nag xam nga ne ñun lu ñu def baatin rek day am doole yàlla da ci def barke. Okay, that's what I was talking about. The Khalif General of the Jinn is just urging all the Talibans, all his Talibans to just try to buy this kind of hand keys because these kind of hand keys are so important. They will protect them and they will make them, be happy in their life. So I will just give the floor to my colleague Doyen Aziz, who will talk to you in French. Donc Moustapha, kon daal mooy porte-clés yi ñaari fonction la am. maanaam day tëj ay musiba di ubbi ay wërsëg donc kon nag defe naa ne loolu moom lu leer naññ la pour vous dire en tout cas que le marabout s'inscrit dans le modernisme parce que tey gis nañ ne sëriñ yi bu ñu lay defal ñaare dañ lay defal naan la ndombo bi na nga ko takk ak téere bi na nga ko def ni moom nag mu dem ba génn ci maanaam ay porte-clés yoo xam ne nee na même bu fekkee ne defoo ci caabi sax yor ko rek boo ko yoree daf lay aar ci musiba yi ba pare di ubbi sa wërsëg moo tax ma ne ñaari fonction la am day aar day ubbi kon nag defe naa loolu am solo la ñu gis ko ni sur les images vraiment et puis l'intervention aussi du marabout a été très très révélatrice surtout quand il s'est habillé aujourd'hui en blanc. Alors il est revenu, il n'y a pas de hasard parce que Dieu a tout programmé, Moustapha. Parce que quand on lui a posé la question sur la pandémie, il a dit que quand cette pandémie s'est déclarée, alors, il a fait des prières et ce jour-là, quand il faisait des prières, il s'est habillé en boubou blanc. 1 an après, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette pandémie, il est habillé encore en blanc. Et cela n'est pas gratuit. Cela n'est pas gratuit, Moustapha. Machallah, Abdou Aziz, lii moom defe naa ni comme ni ko sëriñ bi waxee. Et le blanc, c'est le symbole de la paix. Ni ko sëriñ bi waxee mooy jàmm rek mooy am. kon nga xam ne hasard amul. dégg nga bi mu lay wax bi nga xamee ni feebar bi ñëw na fi. lu weex la soloon dem ca géej ga. waaw gis nga tey 1 an ñu koy waxtaanee ci suba ba léegi ci rajo yi. waaw sëriñ bi tey mu ñëw sol lu weex. kon nga xam ni hasard amul. kon nga xam ni sëriñ bi. li ko yàlla may moom rek la ko yàlla may ci ko suuf. rawatina nag lii nga xam ne aussi jaam yi dañ ko soxla. te li nga ci wax daf ci am solo. maanaam day tëj ay musiba. waaw day tijji ay wërsëg. dëgg la day tijji ay wërsëg. waaye di tëj ay musiba yu bon yi bu ñëwee mu fànq ko bu ñëw mu fànq ko. très bien daal di koy du fa dugg raj. voilà kon defe naa ni. loolu leer na sëriñ bi. li ñuy wax ci tubaab. saa su ne rek day innover. waay innover maanaam. saa su ne rek mu génn fu ne. dëgg la gis nga fan yi ñi ngi doon wax wàllum jaaro yi. ñi ngi wax jaaro yi pare na ñi ngi wax aussi porte-clés yi. waaw ñi ngi wax aussi ci ñetti Thierno Moulé. ak yeneen kon defe naa ni
on a également un marabout moderne. Très moderne, très moderne, et puis qui s'inscrit dans la modernité et surtout dans la continuité pour cette modernité. Tout à fait. Parce que imaginez-vous, c'est vrai que cuuraay yi am na t-shirt yi am na yeneen am na mais tey mu dem nag ba bàyyi panoplie boobu yëpp ñëw dëgg nag ci ay porte-clés daal dugg ci ay jaaro man daal wax dëgg yàlla fi mu ne xaw ma sëriñ bi Moustapha lan moo ko dese fi mu ne mais en tout cas il ne cesse de nous surprendre mais de nous surprendre d'une manière très agréable mu Saliou. defe naa ne aussi ci dynamique moderne boobu moo tax aussi ci ndigalam souvent muy envoyé équipe bi ñuy dem par exemple comme ni ñu ko defee la fois dernière dem en Gambie les gens ont apprécié l'étape de la Gambie bien vrai que sëriñ bi demul dafa yónnee woon pour ñu dem préparer le terrain defe naa ni ci dynamique boobu ci la sëriñ bi ne pour sillonner le monde entier moo xam Italie France États-Unis partout le marabout est attendu moo tax damay wax ni des na ci kanam tuuti pour sëriñ bi nit jot ci moom dana nekk loo xam ne lu jafe la parce que defe naa ni ñun Sénégal ñi ngi nekk ak sëriñ bi waaye sëriñ bi defe naa ni bés bu ñi nekk bitim réew tegee loxo ci sëriñ bi defe naa ni sëriñ bi dana jafe lool. foofu sëriñ bi aussi daañu fa dem daañu dem Kataba 1. waaw sëriñ bi dem fekki monsieur le maire également. waaw sëriñ bi xam nga fan yi dama doon Casamance ci benn tukki bu gàtt privé mais ñu ngi lay laajte foofu nee na yow rek la ñuy xaar fi mu ne nii waaw. incha allah. macha allah Moustapha macha allah jërëjëf ñoo ngi kontaan bu baax a baax doyen macha allah namm nañ la lool ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Saliou Samb di nuyu Pape Diagne macha allah di nuyu chef sécurité Yatma Moule di nuyu Alseni responsable kër gi vraiment di kontaan bu baax di sant yàlla di julli ci yonente bi xam-xam njëriñul lenn lu dul nga exploité ko njëriñul lenn lu dul nga jàppale ci doomu aadama yi yàlla nag daf maa jox xam-xam jox ma baatin defe naa ne photo yi day faj nit ñi day dimbali nit ñi defe naa ne ñetti photo Thierno Moule Sow day dimbali nit ñi defe naa ne ñetti tuuru Thierno Moule Sow day dimbali nit ñi jinne yi ñemewuñ ko rab yi ñemewuñ ko saytaane yi ñemewuñ ko te xam ngeen ne porte-clés dafa tuuti fu ne nga ko mën a dugal mun nga ko dugal sa sac sa pochette mun nga ko dugal sa poche mun nga ko dugal sa costume sa grand boubou fu la neex mun nga ko def mun nga ko téye tamit sa loxo te defe naa ne nag macha allah yàlla def na barke ci samay mbir lii nag ma def ci ñaan amoon yéene bi vraiment su ma gis nga lu ma bëgg rek wallahi ñu defal ma ko lii amoon naa yéene bi am na yeneen tamit yéene yi nga xamante ne ñoo ngi koy waajal mais gis nga dama am yéene lii rek su ma benn taalibe préparé lii yëpp vraiment yónnee ma ko macha allah léegi nag ñu fas yéene ko jébbal taalibe yi am na nag lu muy wecceeku loolu xam naa ne bu nit ki ñëwee ba fii dinañ la wax ñaata lay wecceekoo pour mu dimbali nit ñi parce que tubaab yi dañu yor seen xam-xam macha allah yor seen i ordinateur yor seen ay virus yor seen antivirus lii nag antivirus la dëmm jinne rab seytaane cat day tëj lu bon waaye day ubbi lu baax moo tax na ko ñëpp ut macha allah man sama kër yëpp am na sama oto am na gis ngeen sama néeg bi may liggéeyee nii sax am na kon nag taalibe yi macha allah jox naa leen lii yéen ñëpp ngeen fexe am ko ci dina leen aar dina leen dimbali xam ngeen ne jinne yi dañu bon ak rab yi ak seytaane waaye fu ñu seenee photo Thierno Moule dañuy daw kon nag lii tamit dafay baax nga yor ko sa oto tamit dina la aar parce que accident yi dafa bari sog yi bari yëpp jinne yi ak seytaane yi la lii nag bu la yàlla dimbalee nga am ko dina la jàppale ci dina la dimbali ci ay sog dina la jàppale ci bari sax comme ñiy dawal moto yi tamit tout le temps ñu def ay sog ak yooyu nañu fexe ñu ut ci yii macha allah ku ne mën na ko ut macha allah kon nag moo ngi noonu parce que xam-xam tamit da nga koy exploiter pour jàppale jaam ñi parce que lii njëriñ la lii tey dina dem partout dans le monde dinañ ko yónnee France Italie Allemagne Amérique partout dans le monde dina dem ndax vite fait bi gis ngeen ko moo ngi dimbale askan bi volcan joni bi moo ngi jàppale askan bi photo yi moo ngi dimbale askan bi ñetti Thierno Moule Sow moo ngi jàppale askan bi yii tamit porte-clés yi ñëw na pour dimbali askan bi pour aar askan bi ci jinne yi ci rab yi ci shayatin yi feebar yi bëri jinne yi ñoo koy def ak dëmm ak rab yi waaye nag lii moom jinne ak dëmm ñemewu ko loolu yàlla def na ci barke kon nag macha allahu na ko ñëpp ut vraiment le khalife général des jinne moom gis nga ko yor naa ko sama kër sama néeg sama bureau suma oto macha allah sama waañ ak fu ne laa def kon nag yàlla na yàlla def barke vraiment kontaan nañ bu baax a baax macha allah aussi tamit am na beneen cadeau tamit bi nga xamante ne nañ ma ko génne loolu Alseyni
Okay, then you heard what the Khalif General of the Jinn has been saying. He's just urging everybody, all his talibis, to buy this kind of handkeys, because this kind of handkeys will be just protecting them. They will just protect them from the jinns, from the spirits. So you see, the Khalif General also is showing other presents, Mustafa. MashaAllah, lii tamit cadeau la suma taalibe nga xamante ne moo ma defaral siège bi moo defaat cadeau yi gis nga ko vraiment. Gis ngeen lii nii xam nga ne man sama lépp yàlla ak yonente bi la mu fexe indil ma kaaba gi gis nga kaaba gi ndeysaan la ma yenul indil ma fii gis nga niñ ko moobule ak nu mu rafetee kon nag yàlla na yàlla defal la jàmm ak xéewal bu baax a baax macha allah indil ma woon la ndeysaan gis nga ko kii di ko yor dafa baax di ko yor sa loxo nii sax dafa baax dafa am solo. Alors defe naa ni sëriñ bi lii mën naa ci def benn commentaire 10 secondes Alseyni defe naa yaay sama témoin defe naa avant sëriñ bi di ñëw waxlaa naa leen am na ñaari question yu ma bëgg a laaj sëriñ bi mooy ci ruwaaxaaxa ak ma ne la sëriñ bi léppam yónnant bi la bëgg naa ma ne ko deuxième question ma laaj sëriñ bi ci yónnant bi kon defe naa ni Alseyni defe naa ni lii la ma bëggoon laaj sëriñ bi mi ngi nii te mujj ma ko sax laaj question bi parce que ba ma ko bëggee laaj ci la Abdou Aziz Diagne laaj ko ci affaire franc-maçon bi ma bàyyi noonu ñu ñëw dugg fii ci biir affaire bi sama question baa ngi nii. kon nag tontu na ko. waaw tontu baa ngi nii. ah Alseyni réponse baa ngi nii. yaay sama témoin. réponse baa ngi nii. ah macha allah kon ngeen xam ni. réponse baa ngi nii yàlla rek moo mën a maye. man nag toujours damay gëm ni sëriñ bi. day wax que ni képp kuy liggéey ak moom. képp ku ko jege. léeg-léeg mën nga xalaat loo xam ni moom mën na ko xalaat. xam nga sëriñ bi lu mu xalaat rek. automatiquement balaa mu ko def sax nga gis taalibe yi indil ko mais léeg-léeg comme ni ngay liggéey ak moom nii léeg-léeg mën nga am cof tuuti loo xam ni loo xalaat rek moom maanaam da koy firndeel comme la ma xalaatoon ci question bi sëriñ bi génneel na ma ko fii ci décoration bi donc loolu sëriñ bi nga gis kon dimension bi ko yàlla may loo xalaat rek boo ñëwee balaa ngaa wax rek sëriñ bi wax la loolu kon defe naa ne loolu mooy yàlla la loolu en tout cas c'est pas gratuit Moustapha parce que au moment où tu as préparé une question sur le prophète salut et paix sur lui tu n'as pas eu l'occasion de poser cette question mais voilà déjà lui il te sert la réponse elle est là parce que vous voyez aussi la Kaaba très jolie avec cette maquette de la Kaaba qui est superbement jolie alors cela veut dire que le marabout il est très en avance en tout cas sur cette génération et ça c'est important. Salut. That's very important, Doyen Aziz Mustafa Fall. You see then this very nice present which is given by a Talib of Khalif General of the Jinns, just showing that the Khalif General of the Jinn is just, loving and liking every time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, his Talib is trying to just do it as a picture, as a present of the Kaaba, of the, of Mecca, so as to, let him know that we are with you every time. We know that you love, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why we're giving you this kind of present. So it is really important what is happening here with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. Just reminding you that you are following us on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. And we are in Camberan, near the VDN3, face to the VDN3 and face to the football ground of Jamono. So the Khalif General of the Jinn talking about the hand keys and then urging all the Talibans to buy this kind of hand keys. So you can see the present, very, very nice. And it is written the name of Thierno Moulé Sow on it. It is really important, Doyen Aziz. macha allah kon defe naa ni li ñu fi jot a dund yëpp xéewal la Abdou Aziz Saliou defe naa ni loolu lu am solo la kon defe naa ni sànq ba léegi yéen a ngi ñuy suivre gis ngeen sëriñ bi macha allah moo yor ba léegi kaaba gi noonu defe naa ni lii moom xéewal la lii moom kër alaaji Thierno Moulé Sow rek nga ko mën a gisee moom rek nga ko mën a am macha allah kon defe naa ni barke bi aussi yàlla ñu ci yàlla suñu borom taaf. donc mu nekk lu am solo moment yu am solo yoo xam ni yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmbook njëriñ kon dañ leen di ne ngeen teg seen loxo bu leen bouger ba ci kanam ñi ngi ñëwaat jërë ngeen jëf.